jërë ngeen jëf Seyda Mariama Niass mi wàccub liggéey keroog samedi journal yëpp xëy nañu di ko jooy tey ci altine ji journal enquête xëy ca yamale xëta bu njëkk ba bindal ñu ne Medina Baye ñàkk na wuy jërëm wu jigéen wa Seyda Mariama Niass nit la kook àddunaam yëpp alxuraanul karim ak lu ko lawal ci la ko tënkoon ci juróom-ñett fukkeetam ak juróom-ñett ci la làqoo tey jii ci la ñu koy jébal boromam ca Medina Baye enquête booleel ñu ci njukkeel lu am solo te am maanaam lu ko docteur Massamba Gueye gunge Soleil national ne ñu ki ñuy njukkeel ak di ko jooy soxna si jëloon léppam dundam yëpp joxoon alxuraanul karim la journal bi nañu tiis wi ñëpp sëngëm jooy ñëpp la sëngëm la waaye kenn du xalifa bu Medina Baye ne moom ab xolam dafa fees dell génn nu kilifa gu tuysoo làquk Seyda Mariama Niass Soleil national nee nañu moo di président national di Macky Sall seede na ne réew mi ñàkk na l'islam ñàkk na nit ku baax kooku lu ne def na ko ci yarub gone yu jigéen yi góor ak jigéen mag ak ndaw l'observateur nee nañu ñëpp a jooy doomi Baye Niass ji Seyda Mariama Niass oustaz Aliou Sall Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma ñi mu doon liggéeyal moom soxna si ñi nga xam ne ñoom la doon jàngal seeni waajur ku ci nekk sa kàdduy seede jëm ci Seyda Mariama Niass mi ngi ci biir l'observateur yamu ca ndax it mi ngi ñuy xamal lu bari ci dundam ak i jaar-jaaram doore ko ca kosi ga mu gane àdduna ba ci ndakaaru gi mi génnee àdduna vox populi ñu Seyda Mariama Niass doomi Baye Niass ja jàmbaari l'islam ja dem na libération nañu réew mi yëpp a nga ñàkk réew mi yëpp a ngi koy jooy journal La Tribune fàttali ñu ne ginnaaw bi mu làqoo keroog samedi tey jii ci lañu ko fas yéene jébal boromam ca Medina Baye ñu bàyyee ko Medina Baye wutali Léona Niassène xalifa ba di Cheikh Ahmed Tidiane Niass nee na siyaara gi ñu baaxoo def at mu nekk ca Léona Niassène bu ren bii du nangu dara di ko fonk nee na bu dee corona wala leneen loo lu mën a tax kon ñu ne ñu ngi koy annuler moom du ko seetaan ne boobaa bu ñu ko defee dana yebal ay jinne ca pale ba takk der bu dëgg tànkam Léona Niassène nan yaa ngi interdire siyaara ba dina la soppi mbaam sëf ci xët mu njëkku Les Échos mu fay wax ne ñi nga xamante ne ji noonu lay fii demee mu neex wala mu naqari danañu amal siyaara annuel bu Léona Niassène Macky Sall bu ko bëggee tere moo ko jinne Léona Niassène yi lay doon du mayit benn takk der mbaab alkaati muy teg tànkam biir Léona Niassène naan mi ngi interdire siyaara bi xalifa bi ne lu aju ci yëf yooyu nga xamante ne ji noonu la ñu ko bëgg a defee képp ku ñëw foofee ci takk der danañu la soppi mbaam boota wota boo fa dugalit dinañu ko def ay mbóot Cheikh Ahmed Tidiane Niass xalifa bu Léona Niassène ba tey ci Vox Populi ma nga fay dànkaafu bu baax a baax ñi am yéene gàntal siyaara bu Léona Niassène nee na ku ko jiim dinañu la faat mu ne mi ngi ay soldaar yoo xamante ne ji ay jinne lañu président bu fekkee am na dara lum ciy laam-laame na ko wax bu boobaa ca palais ba fa la jinne yi di fanaane Walf Quotidien Aminata Touré la yeewoo ba wax ñu ne Mimi wax na ay dëggam waxtaanu mu def ak waa Sen Afrique moom soxna si journal bi am na lenn lu mu ci tibb ba baaxee ñu ko wax na ci yéene ji ñu koy waxal ci ne dafa bëgg doon président de la république wax ne jëmee ci audit ba ñuy wax ci conseil économique social ak environnemental ga mu jiite woon waxi ci cour répression enrichissement illicite di CREI yi OFNAC njiitam di Seynabou Ndiaye Diakhaté moom la Sud Quotidien xëyee dellu si na ci mbirum convocation bu Mansour Faye ci OFNAC leeral na it ne kër ga mu jiite mu di OFNAC enquête bu ñu ko defloo bu ca noppee da koy tënk ci rapport jébbal ko directement procureur de la république Seynabou Ndiaye Diakhaté ne li ñu jox procureur ci ay rapport mat na ñaar fukki rapport ak lu teg ñu teg wax joojee ci suuf te wax ci ñool gi am ci parti réew mi ubbi l'observateur Déthié Fall ak Idrissa Seck ànd ba yàqu na yéenekaay bi nañu li koy firndeel moo di moom Déthié Fall ndombal tànk numéro 2 parti ba mu yoroon Idrissa Seck nangu na ko nee na ko puqet suqi na ay laafam jox ko poste secrétaire national chargé développement industriel Déthié Fall ne ko baax na jéggal naa la ko ndànk Les Échos nañu Déthié Fall yamu ca ndax it ci tànki jàmmarlo ak kii di Idrissa Seck ca la nekk jox na waa réew mi rendez-vous fan yi di ñëw ñu ñëw wax ci lamb ji yéenekaay bii di sunu lamb mi ngi ñuy xamal ne saison 2020-2021 mbër yi ci réew mi ñoo ngi koy waajal bu baax a baax dank fanaanal boole ceekit di sàkku ci état bi mu daal leen di bàyyi xel wax ci ñoom kenn ci ñoom di Gris Bordeaux xëy di wax ci l'observateur Tigre de Fass ba woon nee na ci l'observateur li frege ñeente ab xolam moo di dafa xamul lan moo tax état bi yëkkati juróomi milliards baaxee ko acteurs culturels yi ñoom ñi nekk ci lambu ji weesowul ak ñoom ñaar fukki millions ak juróom-ñaar univers kàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak la xew ne tolluwaay ci biir parti réew mi ak Idrissa Seck ay soppite yu mu indi ci wàllu kilifteelu ñeel parti bi bokk na ci ki nga xamante ne mooy Déthié Fall mi mu dénk lépp lu jëm ci wàllu développement industriel ne secrétaire national bi waaye daf ko daal di gàntal pal googe joxante ndajeeg askan wi ci lu yàggatul ngir wax leen mu ne jëmukaay ci wàllu politique Thierno Alassane Sall moom njiital République des valeurs doon nemmiku gox yi ca Thiès la mu gis mooy càcc gu rëy ak njublang moo am ci wàllu suuf ñeel diwaanu Thiès wax na it ci wàllum ñàkkum karange ñeel diwaan ga wàllu xibaar bokk na ca coowal dindi fi am déet wàllu ko diwaan yi di ville yi Khalifa Ababacar Sall nekkoon ni jamono maire ab Ndakaaru dafa gis ne du li jàmp am na yeneen yu mat a waxtaane ca sax mu ne ñiy wax ak yiy yàbbi ci wàllu ko décentralisation ñu ca bari du luñ ca xam ci technique bi Abdoulaye Diop. Assane Gueye
umma islam gi Sénégal ci tiis ak génnuk àddina Seyda Mariama Niass làqu tey jii ci ngoon nag bu tàkkusaane la ab robam moom soxna si ñëpp ànd maase nangul cofeelam ci alxuraanul karim waaye taxawaay gu mat sëkk ci wàllu daara akum njàngale ñeel li nga xamante ni mooy lépp loo xamante ni wàllu formation la ñeel alxuraanul karim génn àddina ci juróom-ñett fukkeelu atam ak juróom-ñett moom doomu Maam Baye Niass Seyda Mariama Niass ni ko waxee ca kokki gamu gane si àddina ba ni mu làqoo Ndakaaru musul jóg ci jariñ alxuraanul karim ñu ñaan suñu borom subhaanahu wa taala xare ko aljana incha allah RFM dinu ànd ak yéen ci ni ñu ko waxee denc gi bu ngoonee ci Medina Baye tiis weneen di génnuk àddina suñu doyen naatango journaliste Doudou Diène ràññiku woon lool ci méccam tasam xibaar rawat na ci xaju télévision bu Sénégal ca Paris la wuy ji sunu borom ci turu PCA naka noonu directeur général ak personnel Futur Média yëpp ñu koy jaale njaboot gi di ñaan suñu borom xare ko aljana moom Doudou Diène professionnel ba woon ci wàllu élégance ci doxalin waaye it wàllu générosité di yéwén gi ñeel métier gi ñu koy jaale it jarbaatam suñu directeur commercial Ibrahima Dieng ba tey ci wàllu xibaar bokk na ci ak pàttaliku làqu ku tedd ki Serigne Saliou Mbacké Xaadimu Rasuul bis na tey la toll ci fukk ak ñett ci at ci atum 2007 28e jour bu décembre la woon moom làqu gi ñeel ku tedd ki nekkoon caatuk Cheikhul Khadim daa yëngu ci lépp loo xamante ni mooy digley sunu borom diine l'islam nam ko daa waxee rek lépp lu may loole ci wàllu kon l'islam gi digley sunu borom amu ca yàq amu ca defar ñu ñaan suñu borom fay ko taxawaay gi ci diine l'islam ca taas ñu ci barkeem. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ak yeesal ñeel parti réew mi wàllu kilifteef Déthié Fall léegi mooy secrétaire national chargé développement industriel. moom sax lan amoon yéene kon Idrissa Seck def ko waaye lànk na ko kon dootu ko ñu fàttali ni nag li nga xamante ni mooy wàllu jëmukaayam ci politique joxante na ndaje ak askanu Sénégal ci lu yàggatul lay doon bokk na it ci wàllu yeesal yi soxna Ndeye Maguette Dièye mi léegi ñaareelu njiitu parti réew mi naka noonu it Yankhoba Diattara moom mooy kon ñaareel ba ak ngeen baal ma soxna Ndeye Maguette Dièye mooy première vice-présidente bi deuxième vice-président Yankhoba Diattara quatrième Ali Saleh waaye soxna Awa Guèye Kébé mi troisième vice-présidente bu parti réew mi leeral yeeg Jo Maroon. féewalo bi gën di fës ci diggante Idrissa Seck jiite parti réew mi ak Déthié Fall nekkoon vice-président. donte sax tànn nañ ko ngir rek mu jiite secrétariat national yor mbirum développement industriel ki fi nekkoon vice président parti réew mi bi nga xamante ne Idrissa Seck moo ko jiite moom nag dafa ne soxlawul poste boobu ci benn bataaxal député Déthié Fall xamle ne gannaaw biñ ko jëlee ci poste vice président bu parti réew mi ndax ay kaddu yoo xam ne yëkkati woon na ko ca assemblée nationale bi fa ministre bi yor mbirum mbéy mi jaaree moom nag nee na xamle nañ ko ne rek moom la ñu def secrétaire national chargé développement industriel ci parti réew mi donte sax gërëm na kii di Idrissa Seck waaye Déthié Fall dafa ne soxlawul ndombo tànk boobu mu jox sax rendez-vous askan wi ci fan yi di ñëw rek ndax nee na dina fësal taxawaay bi nga xamante moom la taxawu ci mbirum politique waaye li leer daal mooy ci wetu askan wi lay nekk parti réew mi doon xoolaat ay banqaasam fësal nag ay ndombo tànk Ndeye Maguette Dièye moom mooy vice-présidente parti réew mi ministre Yankhoba Diattara nekk ñaareelu vice-président bi ki fi nekkoon ministre nag Awa Guèye Kébé nekk ca ñetteelu place bi ministre Ali Saleh Diop nekk ñeenteelu vice-président Marietou Dieng juróomeelu vice-président docteur Lamine Banag nekk juróom-benneelu vice-président ci parti réew mi. jërëjëf Jo Maroon waa PDS ca Tëngéej am fa ñu mere ki nga xamante ni mooy Ahmed Diagne Dir di sàkku sax ak dàqam ci parti bi ginnaaw ay kàddu ñu ne yu ñàkk war ma jëmee ci secrétaire adjoint bu PDS Karim Wade secrétaire national chargé économie maritime boobee ak wàllu napp mi da doon sàkku mu ne ci parti PDS ñu wut candidat beneen ngir 2024 loolee la yenn ci ay camaradam yu parti bi féete fédération PDS Tëngéej rafetluwul kenn ci ñoom Issa Pouye ak Abdou Diouf Junior Abdou Diouf bi ñu dajee ñi nga xamante ne ñuy 12 sections yi nekk ci département bi yëpp dañu tënk suñu cadre wax ne direction du parti bi na jël mesure yi nga xamante ne moo war te mesure yi war moom mooy mu génn parti bi loolu la ñuy demandé naam ñun ñi nga xamante ne ñooy fédération yi mënuñu wala amuñu sañ-sañu di daax kenn mais am nañu sañ-sañu laaj ñi nga xamante ne ñoo yor mbir yooyu ñu taxaw jël décision ba ca war loolu la ñuy laaj ndax mbir mi dafa toll koo xamante ne dafa jéggi dayoo que boo toogee di wax ne kii mu ngi nekk fële di gérer parti bi
par WhatsApp par appel téléphonique waroon naa ñëwul ba nga teg ci kàddu yu ñaaw ñun kàddu yu ñaaw yooyu mus nañ koo wax sax waaye direction du parti bi la ñu wax ne na jël li nga xamante ne moom moo war na def li nga xamante ne moom moo war parce que ñun responsable yi loolu lañu laaj jàpp nañu ne fële nga xamante ne mooy ca yere le président de la fédération muy daal de ñaar mi nga xamante ne moom moo ñu jiite ñun ñëpp si département bi dinañ fa def descente waxtaan ak militants yi fa ne encouragé leen encadré leen ba ñu xamante ne foofu militant PDS ñu nga fa waaye comportement amee ni taxoon na PDS ñëw ñu waxtaanee wàllu dindi fii lii di diwaan yi di ville yi Sénégal maire Ndakaaru bu woon Khalifa Ababacar Sall moom jàppul ne lu jàmp la lu mat a waxtaanee du débat ci gis-gisam ci sax wàllu décentralisation dafa jàpp ne ñu bari ñi ci wax xamuñ ci lu bari mu ngi yëkkee yooyu kàddu ci jamonoy invitation boo xamante ni maire Grand Yoff invité woon na ko ci ubbite dialogue maternité bu gox ba moom maire Madiop Diop Oumar Mbow. projet bi njiitu réew mi nar a jël ngir jële fi ville yi Khalifa Ababacar Sall jàppee li nu mel lu amul bopp amul genn bi ñu sukkandikoo ci maire Ndakaaru ba woon mbirum jële fi ville yi waxu kesew la mu yokk ci ne ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi toog di waxu mbiru décentralisation du dara luñ ci xam. décentralisation ku ko xamul rek moo ciy wax yenn yi ki ko dundul jëfewu ko moo ci mën wax yenn yi mais ku ko gëm xam ni lu askan wi moom la lu askan wi yelloo la mais surtout lu askan wi mën la fii kenn mënatu fi créer lu bees leneen lu fi nit def rek jéem la ak jéemit wala ay pexe. naataangoom bi mu bokkal parti di parti socialiste nekk itam ki ko wuutu ca meeru bu Grand Yoff jàpp na ne jëlee fi ville yi mooy faat relation bi am diggante askan wi ak autorité locale yi Madiop Diop. pour man loolu da ko def rek pour politique moo mu def ko mais xam nañ ne la ville de Dakar am na lu mën lu commune mënul ay tali dafa diis ville de Dakar moo ko defar commune yi ay stade dafa diis moo ko defaral commune yi président su waxee ne avec su mooy ville de Dakar foo dem dans le monde am na ay ville am na ay maire waxoo benn dëkk amul maire ville amul mais xanaa kon day jël Sénégal dina ko ginnaaw 100 ans en arrière et je pense que da koy wax nii rek mais yaakaar naa du ko def parce que bu ko defee dina wàccee boobu d'une façon boo xam ne kenn du mun comprendre le président. Khalifa Ababacar Sall ak Madiop Diop yéey yàbbi ci wàllum politique ci bi ñu doon inauguré maternité bu Grand Yoff 2. Omar jërëjëf Thierno Alassane Sall moom jiital République des valeurs ci njeextal ay bés bi doon nemmeeku yenn ci gox ci diwaanu Thiès la mu rafetluwul benn yoon moom kilifa gi mooy càcc gu rëy ak caax-caaxee ñeel suufas diwaan ga da caa am ñu lëngoo ci caay-caay googee di lobby loolee la gis moom Thierno Alassane Sall wax na fa it ñàkkum karange ci diwaan ga Thiès Cheikh Anta Diop wala ñu déglu Thierno Sall ñu teewlu Thierno Alassane Sall ngeen baal ma ak Cheikh Anta Diop. ndax Thiès dafa nekk nattukaayu rek fu Sénégal toll ci guddi yi képp ku doxantu ci biir Thiès lu lay njëkk a frappé mooy li fi doon dox tuuti ci wàllum tissu industriel doxatul mooy ay NSTS régie de chemin de fer gaar yi seen bopp ñu ngi koy daal di soppi di ko def leneen ay centres commerciaux leneen dañuy toppatoo suufu réew mi gannaaw ba ñu séddoo domaine industriel bi nga xam ne nasaraan bi moo ko fi bàyyi woon saax-saaxi séddoo capong coonaax am ñu ci am ñaar ñett fukki yoon ñuy def ay marché caméra de surveillance yoo xam ne du wàññi dara ci agression bi ndax barki démb Njaay ñu taxaw nañu ñu agressé ay nit këf seen portable ñu ngi dajje boutique yi fii ci biir Thiès di tëb di dugg ci kër yi tey la waalo gën a ay ci fànn boobu te malgré caméra de surveillance yoo xam ne amul njëriñ li muy am na ñu mu jox marché ñooñu am ci forcé ay dërëm gannaaw lampadaire solaire yi nga xam ne ñun dañ ko bañoon 1,1 million benn lampadaire bind naa ko ci téere bi man dama ko bañoon te nga xam ne mënoon nañu bu fekkee ne dafa am njëriñ ba jàng ni dañ ko war a def au lieu ñu koy sànni fii ci place su mairie bi ñu dem def ko fañ ko gën a soxlaa bu boobaa tamit mën nañu jox suñu artisan yi nga xam ne ñu ngi kër yi di daan seen doole ci dëkk bi ñu jox leen seen ñu am ci seen wàll. Thierno Alassane Sall njiital République des valeurs ginnaaw yenn ci gox mu nemmiku démb ca Thiès ak lam fa gis ne ay rëq-rëq ci wàllu yori nag suuf ak li nga xamante ni mooy jalgati yi ca ci gis-gisam ak it wàllu ñàkkum karange ñeel yenn gox foofe diwaanu Thiès. ca Passy lu jëm ci wàllu suuf it jur fa réero ñenn ña fa jàppit ne daal li nga xamante mooy lotissé gi dafa jaarul ci yoon ca conseil municipal ba léeg-léeg ay doxalin am ci wàllug suuf soosee ca du tukkee ci délibération joxoñ nañ ci it maire diwaan ga Passy Aminata Goudiaby
et conseils municipaux yu Passy fekkee nañu conférence de presse boobu nga xam ni groupe de réflexion et d'action pour la défense des intérêts de Passy ñoom ñoo ko doon amal li ñu njëkk a metti lu nag moo di délibération benn terrain boo xam ni dañ ni ab station service lañ fa fas yéene tabax ñoom nag ñu ni procédure bi teguwul benn yoon ci yoon kiñ ciy joxoñ baaraam nag moom mooy maire bu Passy Cheikh Tidiane Turpin moom moo yore woon kàddu gi. mooy dafa au conseil municipal Passy ne dafa bëgg ñu délibérer benn station ndeke moom convocation baa ngi ni le 3 août le au conseil bi waxtaan ci ak ñoom fekk moom si turam moom Adama Cissé am na si autorisation de construire muy lu doy waar lu jaaxal ñëpp parce que nag bala nga naam ne fa. ñoom nag ñu ni bu yàggul dara itam am na ay lotissement yu ñu def foofee ca seen commune ba waaye niñ ko defee itam jaarul yoon. dafa jëw def ay lotissement convoqué waat na conseil bi ne leen dafay rectifier mais foo def ay borne looy doy lotissement mu ngi nii ay borne la fa def ba pare muy lu nga xam ne daal doy na waar. ñoom nag ñu ni foofee ca Passy bëri na fa ay nit ñoo xam ni ay attributaire lañu jot nañu ay kayit waaye ba léegi mënaguñoo am parcelle loolu nag ñoom ñi ñu jàpp ne teguwul benn yoon ci yoon Cheikh Tidiane Turpin. leneen li nga xam ne ay ñu bëri ñu ngi ci dëkk bi yor seen i kayit kër fay mais mënuñu gis terrain jaaxal na askani Passy yëpp. leneen loo xam ne metti na leen mooy ni nga xam ni noonu lañ doon séddale ndimbal gi nga xam ni moom lañ fa indi woon jagleeloon ko ñi nga xam ni ñoom ñoo loru woon ci inondation yi. nawet bi passé inondation yi mu daal di taw dëkk bi inondé mais à notre grande surprise ña inondé war a am si matériel bi amuñ soo xoolee liste baa ngi nii plus que nébuleuse. maire bu Passy nag Adama Cissé gannaaw ba nga xamee ni jéem nañu ba sonn ngir jot ko téléphone moom nag am message la ñu envoyé lim ci wax mooy di tontu ci wax yoo xam ni waxi soxor la moom nag li ko yitteel mooy gis na ne askanu Passy wóolu nañ ko te itam doylu nañ ko moom ak équipe bi mu àndal Aminata Goudiaby Fatick RFM. jërëjëf soxna Aminata ñu del si diir Ndakaaru laatu ñuy génnaat dem fu mel ni Medina Ndakaar fii ci Ndakaaru njaboot yi nga xamante ni ñoom la liggéey yëpp saxaar gi di train express régional TER bi laal di xaar bu baax léegi seen i ndàmpaay juróomi at a ngi ngir mu mat sëkk fa ñoom danoo gis ne yëf yi yeexte da caa am ci conférence de presse lañ ko xamle ci dimanche ji Ndongo Ka. impacté yu train express régional ni xaar nañu nag ba mënatunoo xaar te seen boolu muñukaay sax nag mi ngi bëgg a fees naam feesul sax ba noppi ñu ni nag seen àq ak seen yelleef ci réalisation projet TER bi lañuy sàkku nag ngir ñu matale ko ak ñoom Macodou Fall mooy président collectif bi ëmb nag impacté yu TER. lu ñuy réclamer c'est très simple mooy fayoon nañu indemnisation mais avant ñuy quitter foofu dañu ne woon dañuy jox ay kër ay terrain ci Camp Thiaroye ci Malika ci Lac Rose donc instant bi may wax ak yéen nii amul benn terrain bu nit jot lu dul ay notification depuis presque 2 ans wala 3 ans presque ñuy daw derrière ça léegi nag ñu waxoon ñu dañuy jox prime de vulnérabilité gaa mi ngi commencé génn mais tuuti moo ci génn li nga xam ne tey jii mooy perte de revenu locatif tamit ñi nga xam ne dañoo léew woon seen kër yi ñu war leen ko fayeguñ ci dara accompagnement social bi ba léegi ñu ngi toog di xaar instant bu mu toll nii nit ñi loof nañ sonn nañ. seenuk lim toll nag ci 2 junni ci ay njaboot yu nekk ci ay jafe-jafe te ñu ci ëpp nag di wër di toltolaan ñu ne nag xeex bi amatul luñ ciy bañ te balaa yàgg dara daañu leen déggaat. di leen wax ni dans les jours à venir li nga xam ne impacté yi planifié nañ ko nar nañ ko def comme plan d'action duñ ci dellu ginnaaw te dina doon ay surprise yi nga xam ni ba Sénégal nekkee Sénégal yëpp mosuñu ko gis non TER moom du dew tant que réglé wuñ suñu problème pour muy leer. daanaka léegi mu mat juróom ci ay at ñoom impacté yu TER yi nekk nag ci yéeg ak a wàcc ngir seen àq ak seen yelleef ñu daal di koy matalee seen daje gu mujj nag ak Macky Sall ci weeru février 2020 yi ñu nekk taxoon nag ñu daal di am yaakaar ni léegi lépp daal di sotti waaye fukki weer boobaak léegi Macky Sall ak digle yi mu joxe woon muy mel ni dara sotteegu ci Ndonga Ka Pikine rajo Futur Média. jërëjëf Ndongo dëkk bi di Telli ca commune bu Mérina Ndakaar askan foofe dëkk ca 20 ci village ñoo ànd maase ñaaw lu ñu ne seen forage ba ñu teg ci loxoy privé dañuy tiit facture ndox yi yokku moo waral seen ab conférence de presse démb Cheikh Anta Diop. li ko dagg Telli jaar Lukuk Kër Thiar Sanc Dalax Ndugor Sarr laxasoo ba bëdd forage bii nekk Telli mooy nandal askan wi ak jur gi askan wi nag jóg di yuuxu wàllu. ñooñu ñëpp révolté nañu ñu ne nañ leen baax suñu forage. nee nañ tiit nañu ci forage bii ñu ne dañ koy jox ay privé te it li leen gën a metti moom mooy ragal nañu facture ndox yi yokku fii te nee nañ dëkk yi de ay dëkki kaw lañu at xaana ba moom moo yor seen kàddu. bu fekkente ne forage bi tey jël nañu ko privatiser ko ci privé boo xam da lay indil ay factures yoo xam ne yow mënoo koo calculer mënoo koo fay suñu doom yi liggéeyaguñu ñu ngi yor suñuy maraîchage boo xamante ne bi lu mu ndaw ndaw ñu ngi ciy gérer suñu dund nañu bay ak suñu forage am na benn kilifa bu fi jaaraan ci ay at kilifa bu mag a mag la ci réew mi ne war nañu privé de baaxul kon lépp loo xam ne privé la dinaa jaar seen diggante ak moom ak waa teg nañu fi teg. te it nee nañ forage bi ay partenaire ñoo leen ko mayoon waaye nag duñu ko jël di ko teg ci ay yeneen loxoy privé. fii la ñu juddoo fii la ñu takkee jabar fii la ñu amee doom forage bi nag Luxembourg ñoo ko maye woon ci ay jamono
teen bi nga xam ne si la nekk waa vision mondiale ñoo ko maye woon te mosu ñoo paan nag bi am problème. bu dee limon bu nu bëgg mbaa lu mu mën doon ci la ñu koy bay tool yaa ngi ni ci ginnaaw nu ciy bay ñaar fukki at ak nangam te bu ngeen ko jëlee lu ñuy bayati gone yi taxaw na mag ñi taxaw na jigéen ñi taxaw na ñëpp a ngi taxaw bu nu ko jëlee nag moom dina métti. di góor mag jigéen ak i tout tànk ñoom ñëpp ñoo dikkoon fii ci penc mi di xaar na kilifa yi àddu si ngir indi ci saafara. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf sëñ Cheikh mbir mu daw yaram xew démb ci kanamu Sonacos Lindiane bu diwaanu Saloum ay ouvrier saisonnier foofee ñoo fa daal di ànd ci dimanche ji ak seen njaboot seen i soxna ñëw di ñaawlu ak tiit entreprise bi nërmeelu ndax boobaak léegi gerte gu doyul fa ñoom ngir liggéey ci wàllu diw gi Ibrahima Diamé. njàqare ak tiis la ouvrier saisonnier bu Sonacos Lindiane nekkee jamono ji de depuis un mois bi ñu tàmbalee campagne bi ba tey ci ni seen usine bi mënul collecter lu nga xamante ne mën na tax ñu liggéey loolu nag tiital leen bu baax a baax Adama Gueye moom saisonnier la ci Sonacos Lindiane moom moo wax ci seen tour. fii ñu toll nii tey Sonacos Lindiane dana doon toll jamono mi réceptionné 25 000 ba ci 30 000 tonnes tey ngeen ñëw fekk fi 200 tonnes moins de 500 tonnes fii kon ngeen xam ne Sonacos mu ngi ci sukuraat loolu nag moo tax ñu ñëw seeni jàppaar ni kenn du leen bàyyi ci manifestation bi de ñëw nañ bokk ak ñoom naqar bi ndaxte jàpp nañ ne ñoom ñooy njëkk a yëg situation bi Sonacos nekk jamono ci de. ndax tey jigéen bu borom këram liggéeyul moom ci boppam mooy gën a sonn ci kër gi te seetlu naa ne wax dëgg yàlla gerte gi bu ko chinois yi jëndee yóbbu ko suñu borom kër yi duñu liggéey te bu ñu liggéeyul jafe-jafe am na ñun fayeeguñ nee naa la inscription sax ñun fayeeguñ ko suñu doom yi ndax bu sa jëkkër liggéey nooy fay inscription. lu ëpp nag junni saisonnier moom la Sonacos di recruter at bu jot te ñoo ñëpp nag seeni liggéey na sax la nar a def. fii ci Sonacos Lindiane 1500 saisonniers Sonacos da koy jël tey nag ñu ngi toll ci 14 personnes fukki nit ak ñeent leen jël ci réception bi nga xam ne seko bu nekk da nga ci doon def juróom fukki nit mooy juróom-ñaar fukki nit ak juróom ñoo doon nekk ci benn seko tey nag nga xam ne fukki nit ak ñeent leen jël réception nga xam ne tund bi su ne la njaaxle amut njaaxle fi mu ne dañuy waaj a daw kay la ñuy wax. fu jamono ji jotaan nag c'est koy Sonacos dañ daan fees dell ki gerte waaye fi mu toll ni le daanaka amuñu dara béréb yi dafa wet Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. tàggat yaram Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi lay fay la Jassane. bisimilah. nu tàmbali ak championnat Angleterre Sadio Mané doomu Sénégal bi duggaat na bu baax ci taarixu équipe ba mu ne di Liverpool ndax foofa dafa ca dugal démb juróom benn fukk ak juróom-ñeenteelu but ci couleur yi Liverpool mu dugal ko si juróomi joueurs yi ëpp la ñu dugalal ay but équipe boobee di Liverpool mu tolloo léegi ak benn joueur bu ñëpp xam mu tudd Luis Suarez moom nag fu mu toll nii daal moom Sadio Mané tax na ba dem équipe am ba daal di tëwoo ak waa West Bromwich Albion ku ne am nga benn sa ak morom donte ñàkkunu waaye entraîneur ba di Jürgen Klopp ba match ba jeexee dafa yëkkati kàddu yu dëgër tekk ci joueur yi ndax dafa gis ne daal démb danoo wane ab yaafus ak yambar seen digganteeg waa West Brom ba tax daal di ne moom gis na ni match bi du match ñu waaye match la bu mu ñàkk ndax bu ko gañe woon day tax mu daal di rawee ñu topp ci ginnaawam juróom benn poñ daal di mën a am taxawaay bu leer jëm ci des ci championnat bi waaye nag nee na daña leen dajale bis ni tey ji waxtaan ak ñoom ñaax leen te yedd leen ngir ñu gën a mën a wane Pastef ci la des ci joŋante ya ñu jàpp itam ni Brighton moom dafa daal di tëwoo ji ak waa West Ham ku ne am ñaar sa kangi morom Burnley daal di daanu diggante ma ko waa Leeds benn si dara championnat ba léegi nag foofa la tax ñuy soobu ci beneen journée bi Liverpool moo ca jiitu am na fanweer ak ñaar si poñ topp ca Everton mi def jaloore ci ay bés bi tam yéeg am na ñaar fukk ak juróom-ñeent topp ca Leicester Manchester yi muy United ak City ñoom léegi ña nga ca suuf ay 4e ak 5e place ca la nu ne léegi ñett ci wàllub football des ko waxtaanee mu jëmoon ci waajal championnat Sénégal am na lu ñu ca namoon def ko ngir fas yéene daal doon permettre équipe yi ñu daal di wëyal seen waajtaay waaye dafa mujj a yàq muy tournoi bu ñu bëggoon am ca Thiès la ko yàq nag bokk na ca ñàkki matukaay yu mate moo tax yëf yi ñu daal di koy dàq li ba jimi jamono nu wax ni championnat Sénégal bi gannaaw ba nu ko béralee diir fukki weer ak lu teg danañu ko tàmbaliwaat ñaari fan ci weeru janvier bi loola nag di jongante yu ñu war a amal ni ñu koy amalee Europe maanaam supporter du ko fekke docteur ya dañuy takki masque entraîneur ya takki masque amul nuyonte amul jokkalante ay faño ngir dandante gi. ñu ko tuddee felt la. waaw felt waaw. gis nga ma ne ci caméra. Malal Junior Diagne. ak RFM
kumpa jeex na. ñu ànd ak xaj ndate ñëw lool mënut a fànq wala far jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñuy jànkonteel loolu di gis-gis bu njëkk bi nga xam ni acteurs culturels yi bootu ci kuréel gi ñu duppee CAM di coalition des acteurs de la musique ak seeni àndandoo jàngate ñaareelu ndimbal bu toll ci $2 milliards ak genn wàll bu jugee ci njiitu réew mi ñu jagleel ko ñu yëngutu ci wàllu aada ak cosaan acteurs culturels yi xamale ko ci ab bataaxal bu ñu duppee lettre ouverte yegge ko njiitu réew mi ni ki démb ñoom artistes yooyu sax ñoo ngi sàkku koppar yooyu waa ministère bi ñu jënk lépp lu jëm ci wàllu aada ak cosaan ak communication daa di yor lu jëm ci wàllu séddale gi ndax ñoom bëggatuñu gis coow li nga xam ni moom moo jiboon ca $3 milliards ya nga xam ni moom lañ leen njëkkoon a jébbal ñoom sax ñoo ngi sàkku ñu daal di ciy defub saytu. musique dañuy dem ba ca Bambey ñoom am nañu ab maison de production bu yees. ci maison de production boobu sax le groupe bi di Hermanos Thioune fas yéene enregistré morceau bi mu duppee Teylu te fas yéene koo génnee ci weeru février at mi ñu dëgmal Xaali Thioune di ki ko taxawal lañ ciy déglu. boo gisee ñu def ko parce que dañu gis ne suñu réew chaque jour mu ngi jaxasoo ku nekk yaa ngi naan yaa mën sa moroom kii naan duma sa moroom kii naan maa la gën kii naan gënoo ma kii naan maa la ëpp xam-xam kii naan ëppoo ma xam-xam kii naan man la kii naan non du man yow la donc je crois que te loolu vraiment moo ñu gën a tardel du ñu wax mukk la nga xam ne mooy jëmale suñu réew kanam du ñu wax mukk ci actualité du ñu wax mukk ci loo xam ne c'est intéressant donc moo tax ñu def woy bi pour que nit ñi xam ne vraiment à la fin kenn gënul kenn li important mooy nan lañ maa def pour liggéey ensemble pour ñu avancer waaw parce que dañu gis ne Demba ak Sil ñooñu bokk nañu feeling daal ñu xool bi ñu gisee ñi nga xam ne ci par rapport ñuy joué ci ñi nga xam ne ñu ngi fii ci musique bi ñu ne daal je crois que ñii war nañu mën a liggéey ak ñoom daal moo tax ñu jël leen waa ñu xaar ko février incha allah. ñu jeexale ak tiis di faatuk Duudu Jeen moom mi nga xam ni taskatu xibaar la woon bu yëngutu ci wàllu tàggat yaram waaye moom tamit nekkoon na koo xam ne nii ku fës la ci wàllu aada ak cosaan ndax moom bokk na ci taxawoon groupe de jazz bu njëkk bu nekk ca Ndar Géej groupe boobu ñu duppee ko woon Star Jazz